Madiba Plus yéen a ngi ci seen deuxième numéro enjeu émission bi ñuy laajee laaj yi baax li mën a am tontu li gën tey jii nag dañuy waxtaanee un sujet brûlant de l'actualité sénégalaise qui est la surexploitation des ressources halieutiques maanaam napp bu jéggi dayo bi ñu nemmeeku ci suñu géej gi boobu mbir mën a andi ay gàllankoor ci li ñuy duppee développement durable tey jii nag dañuy samp laaj bi nga xam ni mooy nan lañu war a mën a def pour saafara boobu mbir ba du gàllankoor suñu ndaw yi ëllëg. muy feggoo ak sama chroniqueur Madiba Sylla monsieur Madiba ñu ngi leen nuyu. ñu ngi lay fay Fafa Sidibé. waaw fan yi dañuy dégg lu bëri ñuy wax ne affaire surexploitation des produits halieutiques ñu doon laajte lan moo waral boobu napp bu ëpp bi ñu nemmeeku ci suñu géej gi. ñu ngi delluwaat di la nuyu Fafa Sidibé di nuyu ñi nga xamante ni ñun dañuy seetaan ci suñu chaîne YouTube Madiba Plus. tey jii nii kat li nga xamante ni mooy cause yi nga xamante ni ci surexploitation biñ ci njëkk a jàpp mooy manque de surveillance bi nga xamante ni am na ci suñu géej gi. duñ ne manque de surveillance mais défiance ci surveillance bi ci jëm boppam parce que à chaque fois dañuy am problème pour identifier exactement yan navire ñoo nekk suñu géej gi di napp te récemment am na benn rapport boo xamante ni Greenpeace génne woon na ko mu ngi ci doon wax ni surtout ci période mois d' avril bi nga xamante ni Sénégal wala Afrique ñëpp ñu ngi tëjoon seen géej pour pêche artisanale bi pour kenn bañ a tamati géej en ce même moment là il y avait beaucoup de pirogues yoo xamante ni étranger la ñuy jóge di ñëw ci suñu biir géej gi di napp te kenn mënu leen identifier exactement. bateau étranger yi. beneen bi nga xamante ni mën nañoo jàpp ni cause la tamit y a une augmentation de la population suñu réew yi à chaque fois nit ñi dañuy yokk te à chaque fois bu nit ñi di yokku demande bi maanaam li nit ñi di soxla ci produit halieutique day gën di yokk. récemment ñu ngi gis tamit ni sénégalais bu nekk par at dina consommer lu toll ci 29 kilogrammes ci poisson. mu nekk loo xamante ni lu bari la. 17 millions sénégalais yëpp. voilà ku nekk bu naree def noonu je pense que dina nekk benn problématique. beneen bi tamit mooy ci suivi bi nga xamante ni war na mën a am ci sunu contrat de pêche yi nga xamante ni dañ koy sekk yi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew. parfois nit dina fi dugg lool ba def fi lu fi def ba génn te kenn du ko surveiller. parce que au sein même des bateaux mën nañoo changer seen ay signal wane ni ñoom par exemple ñu ngi ci yeneen i dëkk alors que ñu ngi fii nii ci Sénégal di napp te kenn mënu leen di gëstu kenn mënu xam ñoom ni exactement fii lañ nekk. ça veut dire ay njuuj njaay da ci am yoo xamante ne du am suivi kenn leeralu ko daal. suivi manque de suivi boobu noonu mën naa ni mooy principale cause bi nga xamante ni surexploitation parce que su fekkee ki nga xamante ni jox nañ ko licence de pêche pour mu pêche kooku dinañ ko mën a surveiller correctement ba nga xamante ni problème du am ñi nga xamante ni tamit ñoom ñoo nekk ci pêche artisanale bi ñoom tamit ñu góorgóorlu ba nga xamante ni suñu géej ba nga xam duñ ci yàq lu bari parce que dañuy faral di tooñ waa ñi nga xam ne ñooy def pêche industrielle mais tamit suñu mool yi nga xamante ni ñooy dem géej la plupart ñoom tamit dañuy bokk ci li nga xamante ni mooy waral surexploitation bi. comme ça veut dire que pêche artisanale bi tamit moom nekkul pêche industrielle bi kese lañuy accuser. ça veut dire que ñun tamit am nañ ci ay part de responsabilité suñu pêcheurs yi nekk fii nii. exactement ci wàllu bépp lay nekk ñi nga xam ne pêche artisanale wala industrielle tout le monde est concerné par cette problématique là et que voilà ça fait un réel danger quand même. li nga wax fii nii leer na léegi nag laaj bi ci topp mooy. mbir moomu yan loraange lañu mën a jural ñun en tant que consommateur produit halieutique yooyu noonu. waaw ñu ngi yaakaar ni kat loolu noonu conséquences yi mooy loo xam ne dafa leer nañ ndax loo xamante ni bariwul wala loo xamante ni mën nañ ko ñàkk ëllëg bu ñu koy utiliser ci anam boo xamante ni dafa jéggi dayoo c'est normal que ñu tiit ni est-ce que ëllëg ñun ñii dinañ mën a consommer war la même chose. ak aussi tamit suñu nga xamante ni suñu accord de pêche yi nga xam ne dañ koy sekk ak Union européenne wala Chine ñoom tamit bu ñuy napp suñu géej gi di yóbbu tamit ñun tamit war nañoo tiit suñu bopp est-ce que suba dinañ mën a lekk yabooy est-ce que dinañ mën a lekk yeneen xeeti jën yi nga xamante ni ñun sénégalais moom lañ tàmm loolu daal mën nañu mooy conséquence bi ci gën a mag mooy la rareté des produits halieutiques et que produit halieutique dafa nekk loo xamante ni dafay contribuer ci suñu santé non seulement mbégte bi nga ciy am rek mais lekk bi dafa am njëriñ yu bari yoo xamante ni da koy mën a def ci suñu wér-gu-yaram te ñàkk koo lekk tamit mën nañu àndal yenn gàllankoor yoo xamante ne day dem au-delà de simple besoin de se nourrir.
dafa mel ni sax conséquences yooyu mu ngi commencé feeñ déjà parce que ñun bu ñu fàttalikoo ñun ñi dëkk ci taatu géej gi ba ñu gën a nekk ay xale voilà jën dañ ko daan am tout le temps affaire yi da daan bari ay lakk jën ak affaire yooyu noonu mais tey on voit que ni c'est rare sax nga am jën boo xamante ni moom ngay togg sa kër waxatuma la ak ay xale yu dajaloo di lakk jën kon je pense que ni affaire yi déjà mu ngi commencé impact bu négatif ci loolu noonu kon war nañ ko moytu sëgëm nag mu ngi am impact bu négatif ci ñun ñi loolu bu dakkul lan la mën a jural ndaw yi ñu fi war a wutu ëllëg waaw loolu problème la bi lay nekkat wala dina nekk benn danger boo xamante ni ñi nga xamante ne ñooñu fi nar a wutu ëllëg dinañ ko am ndax ñu ngi nekk ci li ñuy woowee contexte développement durable mooy ni naka la ñuy def ba suñu ressources yi nga am wala meññeent yi nga xamante ni moom lañ am fii nii ñu mën ko yor bu mucc ayib ba nga xamante ni tamit ñii di ñëw ëllëg dinañ ci mën di jariñu waaye su fekkee rythme bii nii kat lañ continuer di signé ay accord de pêche yoo xamante ni du am benn suivi suñu géej gi ñu koy bàyyi noonu ku mu neex mu dugg ku mu neex mu génn ku nekk di def lu la neex ci biir géej gi je pense que ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu war a wutu ëllëg wala suñuy doom suñuy sët yi nga xamante ñoo ñëw nar ñoo fekk dara ci géej gi wala liñ fi nar a fekk tamit du leen mën a dundal boobaa suñu gàcce lay doon parce que nekkul loo xam ne ñun kese ñoo ko moom dañ ko bokk ak ñi ñu fi war a wutu kon dañu war a def le tout que ni bon dañ leen desal daal en tout cas surtout ça c'est important parce que dafa am ñoo xamante ni ñoo fi nekkoon ñoom ñoo ñu desal ñu tamit yoon la ñu bàyyi xel ñi nga xamante ñoo fi nekkoon parfois xale dañ koy café sax ak naa xel jamonoy bët kon boog nañu am xel daal ci côté boobu noonu monsieur Madiba dégg nañ la léegi nag laaj bi ñuy laaj mooy yan pexe lañu mën a def pour saafara boobu mbir ba duñu ba mën a jëriñu ñun ci moment bii nii ci suñu géej gi te duñu gàllankoor suñu ndaw yi fi war a wutu ëllëg loolu mooy surtout laaj bi par rapport ak solution yi nga xamante ni war nañ ko mën a am bi ci njëkk mooy li ñuy woowee repos biologique mooy ñu bàyyi géej gi mu dallu tuuti jën yi nga xamante ni dañ fa nekk ñu jot a mën a reproduire ci anam gu mu ci ayib mais ñu ngi seetlu ni kat parfois da ngay gis ay pêche yoo xamante ni soo gisee image yi da ngay tiit ay jën yoo xamante ni kenn xamul lan lañ leen di doy ay jën yu ndaw yoo xamante ni mënoon nañ leen bàyyi ñu dundaat juraat yeneen nga xamante ni système bi nature bi dina mën a reproduire ci loolu nag beneen bi tamit su fekkee ni mën nañ ko wax comme solution mooy kat ay déchets mécaniques yoo xamante ni dinañ ko mën a def ci biir géej gi parce que dina permettre mu concevoir benn lieu boo xamante ni de reproduction lay nekk pour sunu jën yeeg yooyu nga xamante parce que dañ koy soxla à chaque fois. dañuy dégg tamit ñuy wax ay usine de farine ak huile de poisson yooyu noonu est-ce que amuñu impact bu négatif tamit ci côté surexploitation boobu noonu. bien sûr parce que usines yooyu noonu yëpp boo seetloo tey jii nii lan mooy seen objectif principal c'est produire loo xamante ni dañ koy exporté waat ëllëg la plupart usines yooyu noonu yëpp seen ay produits day génn réew mi su boobaa ñun ñii tey jii nii dañuy consommer à chaque fois day wàññeeku carrément li nga xamante ne mën nañ ko ci trouver comme solution mooy su fekkee ni mën nañoo tëj usines yooyu noonu wala ñu jéem a xool seen méthode de travail ba nga xamante ni dina wàññeeku bu baax par rapport ak li ñu am s'il le faut ñu fixer leen ay quotas loo xamante ni duñ ko mën a weesu ci wàllum exportation comme ça dina mën a permettre kat li ñuy génnee ci réew mi mu wàññeeku bu baax ak tamit su fekkee ni loolu mu nekk mën nañu ne tëj ngir mën a am loo xamante ni dinañ ko mën a sauvegarder ci sunu napp lii nga xamante ni nag dañuy utiliser ay déchets yoo xamante ni day jógee ci géej gi si jën yeeg yooyu noonu yooyu moom je pense que amul benn impact yoo xamante ni mën na ko des déchets non utilisables directement humaine c'est ça yi nga xamante ni daal c'est non utilisable à la consommation humaine mën nañ ko bàyyi usines yoo mel noonu di def transformation bi mais su fekkee yi nga xamante ni c'est destiné totalement à l'exportation soit ñu tëj ko mooy meilleure solution bi wala s'il le faut ñu réduire seen production bu baax a baax a baax. parce que tey jii mënuñu wax développement ci loo xamante ne du développement boo xam ne c'est développement durable lay nekk. tey jii nii bu ñuy wax développement dañuy viser duñu viser tey jii tey kese mais dañuy viser long terme li nga xamante ne bon mën na nekkul pour ñun kese mais dina nekk pour ñeneen ñuy fi wutu affaire yooyu noonu je pense que loolu noonu moo gën a nekk farata comme boog
en tout cas tout ce qui peut nuire à la génération future du nuiraale ñun ci suñu bopp war nañ ko mën a éviter en tout cas. lii lañ leen andiloon tey ci seen deuxième numéro en jeu di jégalu bu baax nag parce que on vous avait promis que ni chaque samedi dinañ fi nekk mais bon parfois disponibilité bi moo ñu doon manqué et en même temps tamit on avait des problèmes un peu techniques du coup en tout cas on ne vous promet plus que ni dinañ fi nekk tous les samedis mais on fera tout notre possible pour de fi nekk le maximum. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Je sais que les internautes tamit voilà. waaw ñun tamit namoon nañ leen bu baax comme ni nga ko waxee rek problème technique parfois day am te surtout disponibilité bi parce que yitte yi dañuy nekk feneen te parfois tamit études yi daf ñuy téye ba nga xamante ni. voilà parfois dañuy jàpp ni mooy suñu priorité ba yi nga xamante ni mooy suñu wareef ci réew mi duñ ko mën di matal mais ñu ngi jégalu bu baax comme ni nga ko waxee di leen permettre tamit di leen di gën a fréquent di leen gën a mën a dégtal li nga xamante ni mooy actualité ci forme bi gën a évidente. incha allah ñu ngi wax ne yitte yi dafay bari mais ce n'est pas cela ne veut pas dire que voilà vous êtes moins intéressant mais c'est juste que ni parfois dañuy agir par priorité. et tout mais di wax moom kii déglooy mbokkam. voilà kii jël kii seetaanay mbokkam. voilà vous avez vu que ni tey tamit on a un peu changé le contexte de l'émission parce que bon dañu am ay suñu ay papa suñu ay maam suñu ay tante yoo xamante ne voilà ñu ngi ñuy seetaan te ñu ngi ñuy suggéré ay yéen ñu di wax ñun dégguñu ko affaire yooyu et tout bien vrai que nag olof bi carrément mënuñu ko wax carrément du fierté ci ñun nag parce que bu ñu sañoon ku nekk sa làkk nga koy mën a di ci exprimer wu correctement mais bon de nekkul carrément de notre faute mais dinañ def tout notre possible. Voilà, la prochaine fois, on essaiera de s'améliorer. Voilà, on vous dit bye et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.